tabaski bi moom dina tàggatambe de. xaalis amul mënuma ko justifier parce que yëguma poos nit ñi jamono neexul mën naa ko dégg peut-être xaar amul kay xaar am na parce que kenn demagul marché ne maa bëgg jëndi xaar te amul voilà xëy na expression bu gàtt bu journaliste mais li mun jàpp mooy oui c'est vrai que am réew dañuy planifier depuis très très longtemps ñu ngi wax naan nañ fexe ba xaru tabaski dootuñu ko jëggaani et c'est possible il y a de cela 11 ans fukki at ak benn ci benn émission boo xam ne maa ngi ko seqoon ak ndam si yàlla sa Omar Sow moo nekkoon directeur de l'urbanisme dafa amoon bergerie bu mag bu tudd KBA non BKR bergerie Khadim Rasoul yal na yàlla yokk leeram sama xarit la woon sama soppe ñu def émission bu yàgg bu yaatu mu ni fii ak soppi wuñu stratégie ci côté élevage nombre moutons yi ñu soxla bariwul di li ñu soxla chaque année tabaski est-ce que mat na million matul million kon bu fekkee chaque année dañ koy jéggaani su fekkee 860 000 têtes de mouton. oui dinaa xoolaat les chiffres. donc mu ni caaxaan la parce que foog ñu bañ di rey xaw yu ëmb yi te foog ñu aménager ay espace pour def élevage pour ndaw ñu mën faa am liggéey Sénégal itam mën a am li mu soxla xëy na nag xar nekkul ni ci jamono tabaski doong lañ koy soxla. liir yaa ngi juddu. 900 000 têtes de bétail. 900 000 têtes de mouton. liir yaa ngi juddu ñu leen di ngénte nit ñaa ngi am yeneen i xew di jënd ay koo yu ndaw mboote di rey. donc sénégalais bi naturellement dafay consommer viande. mais n'empêche am na xar yoo xam ne ci seen côté production parce que boo amee xar. mu am doom ci ñu ngi ci lan mois de mai mu am doom ci mois de mai 2026. bu ñu toogee ba mois de mai 2027 amatugul doom wala muy soog a am doom mooy sa production baaxul. ça c'est naturel parce que xar 6 mois lay ëmb bu nàmpalee 3 mois mën na commencer tëbuwaat donc ci benn at bi xar mën na am doom ñaari yoon wala tuuti la ciy génnaat loolu bi mu may jox exemple boobu mu ni ma moom Omar Sow de émission boobu dinaa ko delloo si waat Fatou pour ñu comprendre bu baax ni nekk te am na ñoo xam ne yàgg nañu am vision ci wàllu élevage dañu leen intégré wul pour Sénégal génn ci goutte bi mu nekk. ñu toog ba 2026 tey ñu naan ay xar manqué wul et Sénégal dafay jokkoo ak Mauritanie ministre bii yor lu jëm ci wàllu élevage ñaata yoon def na ko ay plan yoo xam ni Sénégal daañu mën a am ay xar yu doy yoo xamante ni bii bu Tabaski jotee ñun mun nañu sax génne ay xar dem jaay yi xam nga bu ñu demee ci jamono ba saa bu Tabaski jotee dafay am xar dafay nekk problème non comme kii li mu wax nii xar day ëmb 5 mois dëgg la mais man personnellement Fatou Omar Sow xar yi mu doon wax ni moo mën a tax Sénégal du am problème mu élevage télé lay wax Mbaye Diène mu ngi may dégg Sall mu ngi may dégg ndam si yàlla si moo jël benn peeru xar bu ñuy wax ay charolais jox ma ko may ma ko ndeysaan ma ciy kocci mais mu am ci benn boo xam ne dama koy jël beex ko pour xool xar yooyu nan la ñuy amee doom daaw ci mois de juin juin lañ tabaski woon daaw bi ñu tabaskee bu ci suba ga la xar bi am ñeenti doom ñeent bi ñu demee c'est-à-dire que am na doom semaine bi passé xar bi am na doom semaine bi passé et amaat na doom ci diggante bi mu amee ñeenti doom amaat na ñaari doom ba amaat ñaari doom bërk démb ci week-end bii passé c'est-à-dire que ci at bi matugul at am na doom ñetti yoon benn bi ñeenti doom la am beneen bi ñaari doom beneen bi ñaari doom c'est-à-dire que loolu du man lu ma di wax wala lu ma science di prouver man ci sama kër la man ndam si yàlla soos ni ma essayé lii man maa la ko wax ci xam-xamam moom mu jox ma ko ma testeel ko sama bopp gis xar boobu mu def loolu à l'espace d'1 an mu am doom ñetti yoon te dafa waxoon ni faut que ñu changer méthode bi ñuy defee élevage bu ñu bëggee inonder ci wàllu élevage am ay xar yu doy mais race yooyu ñu ngi fi orientation yooyu ñu ngi fi et techniciens yi ñu ngi fi ingénieurs yi ñu ngi fi et def nañu ay bilan ak ay études teg nañu ko mais lan moo tax ñuy def politique bëgguñu ko appliquer ba chaque année benn problème la ñuy am. yaa ngi wax sànq rapport scientifique bi nga xamante ni même ñu ngi commencé nemmeeku ay blanchiment d'argent ci biir milieu élevage
bu ñuy wax benn xar bu ñuy jaayee ay millions. c'est un problème parce que Sénégal ba léegi amagul raasu boppam bu dul pël-pël bu mu moom boo xamante ne bi dina génne ci moom complexe ba bu Tabaski jotee faatu mu mën a Tabaski te du am benn kersa ci Tabaski boobu noonu te xam na ne du doon laadum parce que laadum lu mu cher finalité xar bu dul lekk lan la finalité xar bu dul lekk lan la amul njëriñ di boo xar boo ci génnee lekk ak naan soowam amul benn njëriñ léegi ñu jéem a adopté benn race bu dul laadum bu lay permettre chaque année nga def au moins ñaari yoon production te ñu appliquer luwaawu li ma wax ni luwaa la de Mabouba Diagne moo ñu ko wax ci benn émission kenn amul droit rey xar bu ëmb et chaque jour minimum bu ñu sukkandiku ci statistiques yi nga xam ne wax nañ ñu ko dina am 3 junni xar yoo xam ne ñuy génnee ëmb ci seen biir après bi ñu leen reyee ba noppi mais loolu gâchis la donc il faut ñu dellu si waat ci techniciens yi li ñu bind ci ay rapport ak seeni ay jàngat pour que Tabaski bu jotetee kenn du nekk fii di yàq ak di sonal nit ñi xar dafa cher xar cherul parce que politique bii tax xar yomb mu ngi fi politique bii tax du ñu jëggaani Mauritanie ak Mali mu ngi fi mais ñun ñoo bëggut a génn ci goutte boobu parce que xam nga lan la dafa am ay businessman yow nga foog ni jule yi dañoo am xaalis dem jëndi xar Mauritanie jule yi di jaay ay xar ni dañoo am xaalis dem jëndi ay xar wuy ma xaaj amuñu sax lu ñu jënd fukki xar Fatou kuy xëy di dew dépense gars yi ne ci bâche yi ni di jaay xar amuñu lu ñu jënd ji ay camion xar dafa am ay businessman des milliardaires yuy jouer pour abondance ba ñu am ci mouton yi parce que chaque année ñooy gagner marché gendarmerie marché police marché armée marché ministère des finances marché trésor public marché impôt et domaine ça mu leen defal ay milliards ñooy daal seeni camion teg ci Al Amine Senghor Al Amine am beneen financier bu ko jiitu yóbbaale ci poche am 300 millions ou 500 millions dem duy ay camion ba mu fees ñu ñëwaat moom du jógee fu mu toog Al Amine mooy dem ak Fatou Abdou kii mooy nekk ci xar yi di compter kii mooy yor xaalis bi ñu ñibbisiwaat homme d'affaires yooyu état bi xam na leen dévoiler pour ñu dundal élevage bi ba ñu arrêté jéggaane bi Mauritanie on ne peut pas pendant 40 ans ñu naan kaay leen arrêté importation mouton yi te Sénégal mënut a am abondance te Sénégal am race bi gën a baax Sénégal bokk ci réew yi gën a dooleel wàllu élevage xam nga lan mooy problème bi li am ci ceeb bi am ci pomme de terre bi am ci boisson bi moo am ci mouton yi te gars yi ñi ma wuñ koo laal il y a des milliardaires yu opération Tabaski des centaines de millions ci bénéfice la ñuy am nanguwuñoo ñàkk marché boobu te li may wax gouvernement bi ñoo ma ko gën a xam ndax ñoo jiite armée ñoo jiite gendarmerie ñoo jiite administration ñoom ci ñoom la ñuy gagné marché bi joxe ay xar am na opérateur économique yoo xamante ni bii dañuy fayee ko ba Tabaski déwén ñëwaat parce que yow Al Amine bu ngeen matee junniy nit chaque mois kenn ku ne ci koppati ci moom 2 junni du impacter sa salaire mais bu ñu ko dajalee ba muy junni 2 junni man mi koy encaisser chaque mois millionnaire laay nekk dañu génn businessman yi nekk ci opération Tabaski yi xool ba xam xar du yomb wala déet. Tabaski bi yéeme na de Fatou Abdou. li ma la wax ni nag point bu bees la boo xam ne kenn ñu mus ko woon a ñemee laal parce que gouvernement bi gagné marché bi révélation la dañ ko creuser xool gendarmerie am nañu marché police am nañu marché administration am nañu marché finance am nañu marché yooyu yëpp na benn promoteur mooy gagné marché bi doo ko xam doo ko dégg doo ko gis jula bi doo ngay gis yow ab jula am na lu mu duyee 2 camions yu xar fu ngay jële comme xar am na waaye xaalis amul. waaw xaalis amul xar nag bu dee rek dañ koy natt ci ay bët fi mu toll nii amagut bareegul bopp Mansour nag nee na ma démb je pense am na ñoo xam ne dañuy jënd am na ñoo xamante ne indeeguñu. waaw indeeguñu loolu aussi benn la loo xam ne. de plus en plus ngay koy gis léegi. beneen bi parfois nga romb daal ne waa xar yi moom li tax jaragul fekk na nag Sénégal léegi dafa bëri ay appartement te am na ci ñoo xam ne ci seen appartement mënuñu cee yeew xar donc dañuy obligé bu ñu jëndee bàyyi ko ci ki leen ko jaay même s'il faut donner tous les jours 500 ou 1000 francs afin que mu gàtteel la ko moo tax ngay gis yenn saay bu wàccee mu bari mais boo dee xool jouru Tabaski ci fajar wala bu ñu nee suba la daanaka doo fi fekk lu dul ay mbote yu ndaw yoo xamante ne ñenn ñi dañ koy jënd pour yaraat ko pour Tabaski déwén wala ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm Màkka mais pour ñu am xar yu doy parce que yaa ngi wax sànq moi je croyais que c'est 860 000 tonnes de tête de mouton mais vous venez de me dire que